asalaamaaleykum sama mbokk sénégalais man la seen mbokk Momar Dieng ma fi ñëwaat tey jii comme ni mu ko daan defee rek balaa may tàmbalee di sant yàlla lu baax lu baree bari di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam tey dolli sant sëñ Tuubaa moom mi nga xam ni moo tax ñu gën a xam ku yàlla moo tax ñu gën a gëm yàlla ak yonentam moo tax ñu gën a xam fan mooy place yàlla ak yonentam salallaahu alayhi wa sallam kon kooku duñ def lu dul di ko sant di ko gërëm te naan jërëjëf sëñ Tuubaa te ma gëm ne bu dul woon moom lii lépp mu fi wax du am di leen sant leen gërëm ci déglu gi ngeen may déglu à travers Facebook ma ci wax sama xalaat di ci jot ay retour di ci dégg xalaatu nit ñi ndaxte lépp lu ma ci mën a jàngal rek mooy que ne nit ñi déglu nañ ma ak xel ak dal te loolu laa ci doon séntu maa lañ sant leen gërëm te di leen wax ne loolu lépp c'est un message d'encouragement ndax li may def ni du ma gëm la te nit ki bu nekkee dara gëm ci gëm ko nar ko bokk ak nit ñi dafa war a nangu xalaatu nit ñi di ko jëfe ndax li mu gëm mën a jëm kanam kon boog maa la ci sant leen gërëm kon mu ko daan defee rek tey jii ma ñëw tamit ci wax ci événement politique yi am suñu dëkk boobu maanaam ci biir semaine bi muy loo xam ne nii ñu ñëpp gis nañ ko bari woon na nag ñu ci jaaxle ndax bu ne le 29 juin rek xel yëpp foogoon nañ ne maanaam que ne leneen mooy xew ci réew mi que ne tey jii réew mi dana demee neneen waaye yàlla ci mbaaxaayam ak yaatuwaayam def ba loolu lépp nit ñi xalaatoon wala doon ko séntu wala doon ko ragal yàlla dàqal ñu ko kon boog ñu ci dolli sant yàlla bu baax a baax lii lépp rek daf may indi ci dans le vif du sujet mooy maanaam refus d'utilisation de marche bi amoon keroog ak opposition ni mu ko jëlee ba na ñoom tamit ñu mu tudd annulé na seen manifestation xam ngeen maanaam réew ci boppam moo doy waar ji nga réew ku koy jiite walla nga bëgg ko jiite ci sama gis-gis war nga am beneen gis-gis bu bokkul ak gis-gisu ñi ma gis ñi réew ay nit la ay nit ñoo xam ne nii yàlla dafa def macha allah ñu bari te kenn ku nekk bokk seeg sa moroom xalaat loolu yàlla moo ko def ba tax na booy jiite da nga war a doon koo xam ne nii da nga war a am un esprit de synthèse da nga war a doon koo xam ne nii lépp looy wax danga ci gis nit ñi ngay waxal ndaxte wax joo xam ne nii ñi ngay waxal yow xam nga ni yow gisuñu seen bopp ci sa wax jooju loolu moom perte temps la rek te nit ñi amuñu temps boobu nit ñi bu ñu leen dugal ci ay waxu kasaw ndax nit ñi amuñu temps boobu nit ñi bu leen dugal ci ay tooxi dooni ndax nit ñi bugguñu ko nit ñi buñ leen woo ci lu ñàkk kersa walla lu ñàkk teggin ndax kenn ku nekk am nga sa der gooy sàmm ba tax na booy woote walla ngay wax yenn wax yi di tëkku ba naan danaa ko def ak duma ko def su ma génnee buñ ma jàppee kaso ba laa jëm bisu deelaw ku dund doo gor loolu ku bëgg a jiite réew waru koo wax loolu ku bëgg a jiite réew waru koo wax nit warta gëm loo ñi mu bëgg a jiite ne lii bu ñu deewul duñ ko am ndaxte ku xam valeuru bakkan loolu doo ko wax lii dee moo ñu koy may
loolu xoolal ku xam valeur bakkan doo ko wax te loolu lépp mu indi lii dem ba ca wax say wax mu doon wax yu fort wax yoo xam ne da nga menacer ay nit ba ñëpp naan dëkk bi léegi mu tàkk fan la mujjanteel tey fii la mujje fii te pire non seulement dañoo annulé manifestation waaye nangu élection loo xam ne ni bokkul woon sax ci manifestation ba parce que manifestation bi objectif bi c'était quoi que ñu bokk ci élection yi dem ba nangu ne duñ def manifestation ba pare daan ne élection dana am ba pare nag loolu lépp nag motiver ko avec un discours tellement démagogique du wax ay wax yoo xam ne ni ku respecter Sénégalais waroo koo def lu ma wax sax nit d'une manière générale nit dafa fort waaye Sénégalais ci boppam waroo koo xool sax di ko wax yenn wax yi pour mu gëm ko naan ko lii moo tax ñu annulé non li tax ñu annulé c'est avant tout ñun ñëpp ñu def ko suñu bopp bi que ne on est dans un état de droit loolu mooy motif bu njëkk bi on est dans un état de droit dëkk boobu dëkku droit la c'est pas de l'anarchie Sénégal ci droit la lalu ndax ay jàngkat ñoo ko jiite luñ fa tëgg ci yoon kenn fa réew ko ca mbedd ma suñu gaañu toog foofu jàng ñoo toog tëgg ko teg ko kon dëkku droit la dañ koo teg fu leer nañ ku yaakaar na nag dañoo for ay lettre di bind rek pour la forme déedéet dëkku droit la moo tax manifestation bi amul bi ci topp mooy que ne mën nga doon dëkk droit te amoo un état fort on a un état fort tey képp kuy sénégalais war nga fier sa bopp ne dëkk bii tey mën naa fee nelaw ba yow problème du ma fekk ndaxte on est dans un état de droit on est dans un état dirigé par des gens forts waaye on a un état fort te loolu lañ soxla ci dëkk yàlla musal ci dëkk boo xam ne nii état bi day pat-pati yàlla si yàlla musal lii rek da lay wan ne ñu gouverner xoolal c'est des gens responsables xam nañ li leen di xaar xam nañ li leen dénk lan la te loolu lu am solo la ñoo xam ne ni ils reculent pas devant la menace loolu lu am solo la ñoo xam ne ni bu nekkee ci dëgg laa la wax dëgg dara du leen ci dara du leen mën a tax ban def leneen ndax ci dëgg la nekk loolu mooy un état fort waaye boo nekkul ci dëgg da nga dem mu mujj gi toog bu la yàlla baaxalee laa la wax de da nga delloo si sa bopp te defe naa suñu opposition bi loolu moo leen dal yàlla moo leen baaxe ñu rendre compte que nekkuñu ci dëgg ñu fa ñu nekkoon ñu wàcc ko loolu nag yàllaa koy baaxee ay nit yàlla moo leen ko baaxe du seen mbaax de déedéet yàlla moo ko def ci ñoom moo tax tey ji ñu wàcc ndax li ñuy gëmloo Sénégalais yi dafa yomb affaire tabaski affaire examen xawma lan ak lan kon ñoom cela veut dire que ba ñuy def seen plan pour def seen manifestation bi le 29 ils n'étaient pas au courant de tous ces événements au Sénégal loolu lay nuru di ñoom ba ñuy plané naan le 29 dañuy marche xamuñu woon ne Sénégal am na tabaski xamuñu woon ne Sénégal am na lii bañ ko décidé ba pare ba de ci la koy def ci la tabaski ñëw ci la examen yi ñëw waxi dof yooyu nga bu koo gëmloo Sénégalais yéen ku ngeen yàpp jox leen Sénégalais yi cër tuuti ngir yàlla jox leen Sénégalais yi cër gi ñu moom ngir yàlla fu leen dina jàpp leen vous êtes des gens très intelligents waxoon naa ko keroog ni ngeen intelligent yi nag noonu ngeen war a xam ne Sénégalais yi leen di déglu ay boroomi xel lan dañoo intelligent ngeen jox leen cër googu na ñoom ñoo ko moom c'est le minimum bu ñu nekkee toujours dans la démagogie su ma déggee maanaam man li may waxtaan nii man ñu war Ousmane Sonko ba wax ak ñoom non pour man c'est des gens yoo xam ne nii y a la vague Sonko
et puis il faut en profiter. On surfe sur la vague Sonko pour se faire une reconnaissance politique. Mais ñooñu taxul may wax ah non 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 non. Xoolee tous ces gens autour de Sonko kan moo ci ministrable kan. Kon boog ñooñu man taxul may wax lu ñu mën ta waxit il pèse rien dans ce pays là comme ni ma ko waxee woon keroog ku ci woo seen militant fees nañu nekk kum ci mën a doon nag du ma leen tudd ndax tudd leen def seen publicité la jox seen bopp importance boo xam ne ni amuñu ko te sénégalais yi buñ ko nangu nit ñi di leen utiliser pour se faire une certaine reconnaissance politique non. ñooñu ñëpp waxuma seen wax moo sama wax dama ko toujours axé sur Ousmane Sonko waaw ndax parce que moom mooy tête de pro bi waaw bu ñu wax la ak bu ñu waxul bu ñu jëlee kële def ko président xawma lan conférence yooyu yëpp ay waxi ay naq sag ndang la rek koo xam ne ni t'es pas éligible yow politiquement qu'est-ce que tu pèses rien kon boog loolu lépp ay mascarade la rek ay joxe ay kii la rek moo ñu mag nan ko fi teg mais ñoo ñëpp taxul may wax ndax il pèse rien dans ce pays gis na leen jaar nañ gis na li ñu mën ñooñu man xoolal voilà li naan ku wax peese sa bopp ñoom peese na seen bopp ba pare kon ñooñu man du ma wax seeni wax kon man ay wax Ousmane Sonko laay wax voilà na bàyyi démagogie bi na bàyyi di jël les affaires di ko pousser à l'extrême mu ci benn exemple naan keroog xale yi bëggoon a dem Espagne xawma fan seen bateau kii ñu daanu lapp waa loolu mais loolu ba pare mu naan Macky Sall instant boobu mi ngi Allemagne mais loolu Macky Sall nekk Sénégal ak ba ñu nekk Sénégal qu'est-ce que ça change ci vie wu ñooñu lan ma jëkkal ci kàddu gi loolu du waxi naafiq loolu du waxi populiste mooy ki nga xam ne cherche à opposer le peuple avec ses dirigeants loolu waxi populiste la ay waxi dof la loolu kenn du ko wax ça n'a rien à voir peut-être que dimension bi Macky Sall am moo la neexul peut-être que mi ngi taxaw ak ñoo xam ne nii tout chef d'état dans ce monde seen rêve mooy loolu mooy si mooy seen rêve parce que mi ngi avec les grands de ce monde ku nekk nag sa fierté mooy nekk parmi les grands de ce monde moom fa la nekk waaye boo ko ñaanul lu baax bu ko ŋàññ yéen yi dañu wax soxor baaxul moom président Sénégal la ba pare nekk président Union africaine quand même kooku nekkul ci niveau bi nga nekk maa ngi jéggalu Ousmane Sonko kooku nekkul ci niveau bi nga nekk yàgg naa ko wax Macky Sall du yow doo moom te doo ma sa doon moom te loolu danaa ci ñëw doo ma sa doon moom munoo ko ndax am na lu tax loolu danaa ci ñëw moo tax discours démagogie boobu xoolal discours démagogie boobu lañu war a dindi teg ko fële tey wax sénégalais dëgg te bañ a jouer sur les sentiments looloo garaaw di jouer ci sentiment nit ñi ne fii su ma ko cuujee ci sentiment dana jóg même bu dul sax wax ju dëgg dana jóg nit ñi dañuy ñaan booy yëkkati seen sentiment na doon wax ju dëggu parce que sentiment bu jógee dafa fort lu ko téye yombul ba tax na boo ko yëkkati da nga ko yëkkati ci lu dëggu mais moo yëkkati ay sentiment ci ay kàcc xam nga ni mu la ay ndeysaan ak yooyu non mais na tegu ci yoon nit ñi jóg ñu xam ne li yëkkati seen yëg-yëg seen feeling dëgg la waaye bu ay kàcc yëkkati feeling nit ñi ndax c'est très dangereux feeling bu jógee sentiment bu jógee lu ko wàcce yombul ba tax ne waroo jouer ci loolu bu jouer ci sentiment sénégalais di jouer sur les chiffres quand j'entends parler de monnaie man duma économiste xawma dara ci économie waaye li ma ci xam lu néew la booy gëmloo nit ñi ne dëkk bu amee monnaie c'est un pays indépendant day tax développement bi gën a gaaw mais yooyu Ousmane Sonko dañ koy wax koo xam ne nii ca dëgg gëmul yàlla daal
ngeen jégal ma ku gëmul yàlla sax moom xam nañ ne loolu amul waxuma laa nag ku gëm yàlla bokk ku gëmul yàlla xam nañ ne ay waxi dof la. Mauritanie amul monnaie, Gambie amul monnaie, Guinée Conakry amul monnaie. buñ tegoon seen monnaie teg monnaie Sénégal laaj leen Sénégalais man la ñuy tànn CFA la ñuy tànn lu tax il faut des questions yoo xam ne les gens doivent se le poser ils doivent se la poser. La Guinée a sa monnaie, la Gambie a sa monnaie, la Mauritanie a sa monnaie te pourtant buñ ci tegoon monnaie yooyu teg monnaie Sénégal nga xam ne bi ñuy ŋàññ monnaie Sénégal la ñuy jël te ñële c'est des pays qui ont leur propre monnaie. Et pourtant, ils sont pas plus développés que le Sénégal. Donc, est-ce que ça se justifie? Ça se justifie pas. Moo tax ma ni démagogie bi la ñu war a bàyyi tey dugg ci biir nit ñi mën a comprendre ndax soo ko waxee nii ci kaw rek nit ñi day naan oui non moo ne dëkk li koy jàppale mooy dëkk boobu am lu muy jaay xoolal ma dëkk bi nga xam ne monnaie fort na te amul lu muy jaay amul. dëkk boo gis mu am monnaie bu fort loolu c'est le minimum am na lu muy jaay waaw on me dira que ne waay pétrole baa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw mais loolu c'est un long processus. Loolu c'est un long processus ça ne se fait pas en 1 an 2 ans 3 ans depuis quand lañu commencé wax pétrole ak gaz Sénégal kan moo ci lekk gum 1 centime lan ma wax kan moo ci lekk gum 1 centime kenn parce que économie moo demee noonu. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est un long processus. Patience la laaj loolu nag doo ko wax nit ñi parce que loolu arrangé wul ndaxte maanaam arrangé wul la da ngay wax nit ñi li ñu bëgg a dégg loolooy démagogie bi loolooy populisme bi wax nit ñi li ñu bëgg a dégg même bu dul dëgg lii moo neex ci nopp mais est-ce que xel nangu na ko li neex nopp ak bakkan xel mën na koo bañ a nangu. ba tax na il faut que loolu lépp ñu koy bàyyi démagogie boobu ça passera pas malheureusement chance bi nga amul mooy que ne foo waxee am na ñu la mën a wetti partout moo tax nga war a xoolaat bu baax li ngay wax nga xam ne li ngay wax ay nit ñi ngi lay déglu fu ne ci àdduna bi te comme ni ma ko waxee woon xamoo leen tey xamoo leen ëllëg. du ci aadama du ci awa te ñu ngi lay déglu te xamoo leen de te soo waxee fu ne ñu ngi jàpp seen gémmiñ noppi ne wu sama ndey loolu la ñuy wax te loolu dégg ñu wax moo tax il faut faire très attention xam naa ni tu t'adresses au peuple waaye ñun tamit seen devoir ñun en tant que sénégalais bu ñu gisee ay incohérences yu mel nii ñu koy soulever ku nekk mën cee jot après nag à chaque sénégalais de faire son jugement personnel loolu moom amul benn problème du moytu di utiliser yenn mots yi on est à la croisée des chemins fa xawma lan nu mu tudd ku ci noppi da ngaa sot ci lan ci li Macky Sall di def ku ci noppi da ngaa sot loolu mooy lan que ne ku ci wax da ngaa war a wax pour ngàññ waaye waroo wax ne da Macky Sall lu wax dëgg la pour lan nit am na droit noppi nit tam am na droit su waxee dëgg la Macky Sall li wax lan moo tax nit ñi war a gëm yow ne li nga xalaat ci Macky Sall ne moom lay def que nit ñi dañ ko war a gëm ku ko gëmul c'est pas un patriote wala boog yow yaa nekkul un patriote yéen dégluwaat ci say discours nga dem ba naan sax notre principal adversaire c'est la justice man ay réer ma jàpp yow quelqu'un qui prétend être chef d'État du Sénégal ngay tenir discours bi naan notre principal adversaire c'est la justice c'est quoi la justice c'est le droit de mon pays c'est la loi kon votre principal adversaire c'est le droit loolu wax de notre principal adversaire politique loolu wax de adversaire politique c'est la justice loolu nit nan la ko mënee waxee te dëgg-dëgg un responsable koo xam ne
tu te dis patriote moo tax yenn saa suñu wax ñooñu moo bañ a tudd wër ko dañuy ci seen biir xel yàlla mu yàlla jéggal xam naa ñu ngi naan waxati na musiba waxati na ko parce que ñoom fi ñuy gisee ak fi Ousmane Sonko di gisee moo bokkul décalage bu mag moo am seen diggante décalage bu ngand moo ci am mag di ngeen koy xool Sonko dana wax ba pare ñoom ñëpp dañ naan tekk parce que dana xam ne kii fi mu ñu jëmee du yoon wi c'est pas la voie républicaine ñoom xam nañ ko seen bopp daf leen di jaaxal ci ay wax même ñoom mais mënuñu koo wax ñu bari bëgguñu affiché wu ak moom ñu bari parce que dañ naan kii il a un discours boo xam ne ni bokkul ak gëm-gëm gi ma am ci république gi ma jàng bokkul nan ngay dem bay défier la justice de notre pays naan c'est ton adversaire politique le droit c'est ton adversaire politique dem ba naan fii ñëpp a jàng waaw ñëpp xam nañ la mooy règle de droit mais yow xamoo li ngay wax un juriste n'est pas forcément un juge alors qu'un juge est obligatoirement un juriste alors qu'un juriste n'est pas forcément un juge tu peux être juriste et pas juge alors que si tu es juge tu es juriste juge da nga koy jàng c'est pas parce que tu es juriste que tu es juge da ngay doon juriste ba pare nga dem jànge lu ñuy juger appréciation des faits application de la règle de droit qui est adéquate loolu liggéey juge la du liggéey simple juriste comme man wala yow mi koy prétendre être n'est pas juge qui veut et juriste qui veut mais pas juge qui veut bul sous-estimer métier juge yi leen ñàkkal fayda loolu laa la waxoon keroog au sein de l'armée bu leen ñàkkal fayda ndax xamoo fu nu jógee dañoo rampe ba egg fi ñu egg c'est valable pour nu mu tudd pour la justice de notre pays bu leen sous-estimer foog ne juge qui veut non n'est pas juge qui veut mais malheureusement loolu c'est une habitude purement sénégalaise ngeen jéggal ma da ngeen koy xool football bu jotee ku xam ci football rek def sa bopp entraîneur lu tax non entraîneur métier la juge noonu la nekkee métier c'est pas parce que tu es juriste c'est pas parce que tu sais lire que loo lire comprendre ko non c'est pas parce que mën nga lire que loo lire comprendre ko non ça n'a rien à voir moo tax waxi démagogie yooyu ay wax yoo xam ne ni tegul fenn di ko gëmloo Sénégal yi loolu moo dangereux il faut mu bàyyi loolu il faut mu bàyyi tamit di féewale askan wi ak ay ñu tudd ñi ko jiite ñi ñu gëm ñi ñu yaakaar di ngeen déglu ci discours am mu naan askan wi laay waxal askan wii waaw man waxuma keneen askan wi laay waxal mooy le peuple mooy ñooñu muy génn ci mbedd mi ñooñu lay waxal loolu mooy que ne ñooñu ñi ñu yaakaar waxul ak ñoom muy ñan sunu sëriñ si déglu leen ko li may wax nii du ay non interprète moo ko wax ci boppam askan wi laay waxal di ko insister sur ce mot là pour dire que ne waxuma ak ñeneen ñan que ne moom askan wi lay déglu su woowee askan woowu mooy génn kon moom ñooñu lay déglu yow ñooñu foo leen dégluloo ba ñu wax ak yow ñooñu kuy seen représentant kan c'est naan dama waxtaan ak askan war nga waxtaanal kan mënoo waxtaan ak askan wi comme ça il faut mu am ku leen représenter pour nga waxtaan ak ñoom kon boog
ay wax yu dof ngay wax Sénégalais bu la déglu dana xam ni wax ji ngay wax ji ay wax féewale la kan mooy askan wi ku dul ay représentant nit dana ñëw Sénégal ne man waxuma ak assemblée man Sénégalais yi génn leen ma wax ak yéen non nit du jóge ca àll ba beneen réew dugg ci Sénégal te waxul ak autorité sénégalaise yi parce que ñun ñooñu fa nekkal ñooñoo fa nekkal askan wi kon ñooñooy askan wi kon boog ñi ngay sous-entendre ci suuf naan ay waxuma ak ñoom muy ñi nga xam ne ñoo représenté askan wi muy nitu diine jéeg nitu aada yeeg ñooñu bëgg leen teg fële bëgg a wax ak askan wi loolu mais ce n'est que de la démagogie c'est rien d'autre que de la démagogie il faut pas chercher à opposer le peuple qui contre qui pour lan pour sa affaire personnelle ça ne nous intéresse pas loolu intéressé wu ñu yàlla nag def na ci xéwal ñu ci gën ba keroog ba nga wootee kenn ñëwul wala tamit nit ñi les gens étaient réticents nga xam ko ba tax nga ñu annuler manifestation boobu ndax gëmoon naa ni bu amoon tamit dana demewaat neneen ba tax na gis nañ ñi nga xam ne dañ leen cee perte ñëpp anamu tey waxoon naa ko keroog ñooy perte rek ñu ko nekk ca kaso ba yaa cee perte rek ci seen biir sax laa la wax boo nekkee ca kaso ba ñu fàtte la la preuve déglu leen intervention Sonko keroog wax na ba pare Abdou Bara Dolly tudd ko ci wax na olof ba pare billaahi tudd nañu nekkoon ci kaso bépp ba mu des moom waaw tudd nañu nekkoon ci kaso bépp ba mu des moom bu commencé wax en français ca français ga nag xam naa ci lu ko affaire dab ca xel ba mu dolli ko ca français ba waxaat ko ci wolof déglu leen ko pour te dire rek ne ba xam ci seen biir ñoom ñooy fàttante waxuma laaj ab sénégalais lambda buñ jàpp ba tëj ko ca kaso bi dañ leen di fàtte ndaxte dañ leen di jëriñoo dañ leen di fàtte bu leen ko sax loolu xool bu leen ko sax perdre de vue dañ leen di fàtte Abdou Bara Dolly dañ ko fàtte woon carrément ca fin ba ci la ko fàttaliku soog koo boole ci waxam pour te dire que ne seen biir ñu ngi fàttewante parce que gëmantewuñ seen biir waxuma laa nag un simple sénégalais bu ñu jàpp koo tax kuñ ci jàpp yaay perte prenez vos responsabilités bu leen kenn dugal ci ay tuuxi dooni waxoon naa ko keroog sénégalais xel lan ko xamee ak xalaat sénégalais boroom xel ak xalaat la fii bitim réew lu leer laa leen wax bu leen ko xeeb xool leen ci leen di du dugal am ngeen ay bëgg-bëgg am ngeen ay bañ am ngeen ay référence bu leen kenn imposer ay référence yu jóge ci àll baak feneen bañ leen bu leen kenn tuddal keneen bari na Sénégal googu ñoo xam ne ni buñ ci sukkandikoo doon dem fu sore li mu doon wax sànq nag ci Sonko ñoo naan ko doo mel ne Macky te doo ko mas a mel dafa am fu mu ko teg gis ngeen ku mel ne Dominique Strauss-Kahn daanaka lu dal Sonko nii moo ko dal te kenn mënta weddi na en 2011 Dominique Strauss-Kahn il était le mieux placé pour être le prochain président de la République de la France en 2012. Ba 2011 tous les sondages lui étaient favorables. Français yi gisuñu woon lenn lu dul ne kii mooy ki nga xam ne c'était l'homme qu'il fallait pour xoolal te nit ñi bëgguñu ko ci saaga bëgguñu ko woon ci menace bëgguñu ko woon ci jëf ci bon déedéet parce que kenn xamoo ko woon lu leer laa la wax du menace du saaga du jëf ci bon du féewale du déedéet nit ñi xam nga ci lan ñu ko gëmee woon ci son parcours gouvernemental carrière politique formation professionnelle xoolal ci yooyu la ko nit ñi nawe mu doon un professeur agrégé des universités et des grandes écoles Dominique Strauss-Kahn grand économiste professeur
xam nga kon kooku fi mu toll ci jàng fi mu toll ci expérience dem ba nekk xoolal directeur général FMI Fonds monétaire international xam ngeen kon kooku bagage la yor bagage intellectuel la yor kon kooku loolu rek la français yi gis ne ak jëf ji mu jëf ak maire gu mas a doon député gu mas a doon loolu lépp ñu ni kii il est prêt kii nii bu ñu ko joxee dëkk bi mu yëkkati ko mais li ko daal ba mu ko dalee ca New York problème ba ca hôtel ba ak Nafissatou Diallo dégg ngeen gis ngeen benn français bu génn ci mbedd mi est-ce que gis nañ benn français bu génn ca mbedd ma rek di marché ne kii dañ ko complot wala nangam ñëpp dañ na tekk moo tax maandu daa baax nañuy maandu ñëpp na tekk français yi tekk lan def di déglu wóolu nag yoon teg lépp ci loxoy yoon bàyyi lépp ci loxoy police ñu génne ko nii ñu mënate ko mënate directeur FMI laa leen wax mënate ko bal tàkkul géej gu dabardewul déedéet bal tàkkul géej gu dabardewul ñëpp na takk te kooku moo ëppoon importance Sonko foofu ba fi may wax nii moo ëpp importance kooku fi mu jaar Sonko jaarul 1/100 bi laa la wax kooku li mu defal Sénégal sax laa la wax Sonko defalu ko Sénégal nekkul sénégalais en tant que FMI laa la wax li mu defal Sénégal boobu Sonko defalu ko Sénégal te pour vous dire lu mu dugg ci domaine boobu kooku li ko daloon noonu ba nu koy jiiñ ay viol mais nu mu def dafa nangu yoon teg ko loxo foofu la affaire yi commencé bien que juge bi waxagul dara mais dafa nangu nekk ci diggante loxo policier yi parce que dafa xam ne ak nu mën a demee fii yoon mooy triomphe loolu am solo la nga def sa bopp ne sa philosophie que ne nu mën a demee yoon mooy triomphe loolu xoolal un vrai leader moo koy def un vrai responsable nu mu def mu xam ne lii dematul mu suspendre toutes ses activités pour yoon def liggéeyam te pourtant de ban demee ba gis affaire yi ba gis ne amul viol amul dara consentement la ñoom ñaara d'accord ba lépp am te pourtant de foofu y avait rien y avait pas de délit amul woon délit amul woon crime ay ñaari mag bu ñu d'accordee ci droit def li ñuy def amul délit amul crime dañoo d'accord consentement mutuel la te pourtant nu mu def dafa dem ba yëg ne moom xoolal même bu ko yoon mayee sax pour mu doon candidat ci dëkkam beneen at du ko def ndax xam nga lan moom dafa comprendre ne moralement il a fauté moral mooy nit xelam xalaatul mu naan day te pourtant de compétence ba xam-xam baak jëf lépp mi ngi fii ba léegi mais xoolal moralam moo ko mayul mu ni damay doon candidat élection présidentielle ndax ba léegi kenn amul benn condamnation pénale boo xam ne ni mën na koo tax ba du doon candidat waaye xoolal moom moo siffatee boobu lu tax Sonko deful loolu yow ñu ngi lay jiiñ affaire wu xaw ma nu mën a doon man xawma ci dara ba yoon jël dugg ci bu doon responsable da ngay génn sa bopp tu suspends tes activités et tu te mets xoolal à la disposition de la justice ñëw ne leen maa ngi nii yéen laay xaar sama activité yëpp suspendre naa ko bu amul benn force bi ngeen utiliser ren je me rends dites-moi qu'est-ce que je dois faire bu dee un procès war na am maa ko gën a yàkkamti gaaw leen ndaxte sénégalais yaa ngi may xaar dafa am lu ma leen dikk suspendre ses activités pendant 2 mois wala 3 mois nga faciliter yoon mu liggéey lii jeex mu romb dem bu dee amul lenn loo xam ne ni yaa ngi koy ragal nit ñi xam ko wala yooyu lu tax defuloo ko ba tax na même suba boo xëyoon nekk président
ah chaise président moo lay sip moo la dul bëgg moo tax man la doo mas a doon Macky Sall parce que même yow bu dee amoo loo bañal sa bopp chaise président moom ci boppam am na lu mu bañal boppam même bu ko yoon waxul chaise bi ci boppam moo am ñoo xam ne ni buggu leen te xoolal duñ ko mas a fees te yàlla def nañu ci nga bokk danga koy nangu kële moo la gënoon a nekk en pole position pour nekk président de la république sondage yëpp jox ko favorable mais ba mu xamee ba xam ne def na erreur da koo nangu xam ne moom bokkutul fii xam ne moom lii mënu koo yóotu jamais mënu koo am mu gëm yàlla bàyyi ko. yow Sonko nekk nga fi candidat élection présidentielle ñu la gën a jàng fa nekk ñu la ëpp probité ñoo fa nekk gën la xam réew ma ñoo fa nekk bëgg nañ doon candidat rek mënuñu koo am candidat laa la wax candidat bëgg nañ koo doon candidat élection présidentielle te mënuñu koo am yow yàlla defal la boobu xéwal nga doon candidat aux élections présidentielles da ngay gëm ne nag foofu la yàlla yamloo non waaw dañ naan xalam demoon na bay neex buum ko dagg moo la dal danga koy nangu tu pousses pas looy gën a pousser di gën a enfoncer sa bopp nit ki da ngay gëm yàlla sa bëgg-bëgg nag bokkul ak li yàlla bëgg gëmal yàlla nga xam ni yow yaa ngi ci plafond bi egg nga mi ngi sa bopp bi dem na ndax li nga def moo tax boo xëyeen suba sax forcé nekk président nit ñi ci boppam ñoo dul xooli président ndax fauteuil ba ci boppam moo la sip balaa ngay ñëw te doo ko ma sa fees nga nekk président comme lu waa jooju waxoon sa waa jooju nekk prison di wax ju bon jooju ci Macky Sall boo nekkoon président te jigéen bu dugg sa bureau waajur bu baax wu ne xelam dana ñaaw ci yow waaw la wax loolu waajur bu baax ju ne doomam bu jigéen di dugg sa bureau xelam dana ñaaw ci yow ndax lii moo tax doo ma sa fees fauteuil bi nga war a gëm yàlla nag xam ne fii la ko yàlla yamle woon bu yàlla bëggoon mu egg mu weesu fii dana ko weesu waaye nag nga sant yàlla ba mu la mayee loo xam ne ni mayu ko sénégalais yu bari mooy doon candidat élection présidentielle loolu c'est un grand exploit bu ko xeeb doon député sax man naa wax mais doon candidat élection présidentielle bu ko xeeb foofu la yem nag nga gëm yàlla xam ne fii nga mën a yem moo tax ma ne la doo ma sa tolloog Macky Sall yàlla moo ko def ba pare voilà gëmal yàlla nga xam ne lii la fii la yem jeex na bu fi forcer dara yaa ngi wax élection présidentielle 2024 mel na yow da ngay bokk ku la ko wax da ngay bokk yow tey déjà candidat te conseil constitutionnel xoolal décidé gul ba xam da nga doon wala déet ku la ko wax loolu lépp di muy indi ay jaxasoo ci bopp nit ñi boo xëyee suba boo ko doonul nit ñi ne voilà gis ngeen non fekk yow ci bopp nit ñi def nga ci ne candidat nga de fait pendant des années mais nekk ko candidat de droit wax jooju bàyyi ko da nga dekk ci leneen moo gën te encore jeune 47 ans nga am je pense xamal ne fii nga yem nga nangu ko xam ne fii nga yem sa xel mu nàcc moom ngay utiliser di manipuler di jéem a gëmloo nit ñi loo xam ne ni amul wëlbatil xel moomu teg ko ci yoon wu baax wi jël sa xam-xam boobu nga jàng boole kook sa xel mu ñëw moomu mu jëriñ la ci leneen il n'est pas trop tard dégg nga moo gën voilà loolu laa amoon ci may waxtee ji yéen ñëpp di leen sant leen gërëm te di leen ñaanal tabaski jàmm tabaski nag dafa di doon
un moment de communion maanaam nit ñi boo xoolee Sénégal li ci ëpp tabaski bi la di gën a gisante di ci bàllunte ak yéen ñëpp muy bu ñu wax ak bu ñu xalaat ak bu mu ci mën a doon ñaan yàlla rek mu nanguñu suñu tabaski jéggal ñu ci suñu bakkaar yi te gën a dëgëral suñu digganteeg suñu njaboot ji te xam ne ay nit dong lañ nit dina nekk ak nit tooñ ko te xamu ko nit dina nekk ak nit foog ne moo ko tooñ ak bu mu ci mën a doon rek nañu am yéene baalonte àq te itam ñu am yéene ku nekk baal sa morom yàlla def xéwal yàlla yokk sutura yokk wér-gu-yaram guddal fan yi te itam yàlla def ba lépp loo xam ne day ñëw pour tas yaakaar rek yàlla na ko yàlla dàqal ndaxte yaakaar moom bu dañee rek dara desatu fa waaw nit ñi moom fi mu nekk nii yaakaar rek la ñu am lépp ngi ci loxo yàlla yaakaar la ñu am pour dund ay at yaakaar la ñu am pour nekk ci pour am wér-gu-yaram yaakaar la ñu am ci lépp ba tax ne yaakaar jooju yàlla bu mu fi jóg ndax mooy sunu doole moo tax ñuy dund moo tax ñuy góorgóorlu moo tax ñuy def lu bari ndax lu ne bu ci yaakaar dañee rek maanaam day wàññi xadar day wàññi gëm-gëm day wàññi gis-gis gu baax day wàññi lu bari ba tax na daal yàlla na yàlla dolli yaakaar rek yàlla dolli xolu muñ lu am solo la voilà parce que boo doonee muñkat moom ñu koy waxee doo am ba naagu doo ñàkk ba saalit te yàlla si yàlla musal leen jéggal leen ñëpp leen baalu àq leen ñaan leen ñëpp tabaski jàmm di ñaan seen tubaab bi ma yaakaar yàlla leen dolli xéewal sàmm leen ci barke bi ko yàlla may jërëjëf